mbokk yi bàyyi xel télévision Proxi TV seen xarit seen doom day ngeen jàkkaarloo muy Ndiaga Star tey ñu ngi fii ci Guédiawaye ci stade Amadou Barry kan moo nu fi woo Faye production futur promoteur de l'Afrique tey moo nu fi woo wala fi présenté ay mbër yoo xamante ni mbër yi am solo mbër yi am talent ku ci mel ni Samba Ndereng war a jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Soxor Kele ku ci mel ni Bébé Saloum war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ni mooy Sibel yaakaar naa ni dinañ leen ko présenté ci kanam tuuti ndax gis ngeen sànq course Serif doon def lu am solo mook bari doon leen war match de football yi nga xamante ni moom moo fi amoon kon gars yi noonu la demee rek ngeen topp ak Ndiaga Star ak sama jinne caméraman ñu koy wax bari dara du leen fi raw ak télévision Proxi TV ñu xool ñaari mbëri lan la ñuy waxante lan la ñuy saafonte lan la ñuy jàmmaarloonte kon gars yi noonu lay demee sur la télévision Proxi TV ay ca rang muy gaaw rëj rëj waaw commando mi ngi nii taxaw di doomu nday Sibel commando yow yaa indi Sibel gis nañ bi muy ñëw mu ànd ak yow naka ngeen di waajee combat bi. waaw di ko waaj bu rëy rek te xam ne waa ji moom dañ koy jàpp daan ko ci ay 5 minutes ñoo ko dàq xeex ñoo ko dàq bëre. Bébé Saloum diis na de. waa diis ñu ñoo gën a diis parce que ñoo ko gën a liggéey li ñu liggéey ñu ngi ko denc rek daal fanaanal. yaa ngi saa waay daal yéenay contact. waaw. te xam naa duñu saa duñ ko may dara. te wóolu nga ko bu baax sax. waaye yow lay waaj. man nag maa ngi nii pare naa promoteur yëpp pare naa nañ ma jox combat sama combat mu dama dóor mu daanu. da nga dóor mu daanu. waxal ak Faye production na la jox ci combat yi. Faye moom laay déglu. waaw na def affaire rek. na def affaire waaw. loo gisee liggéey télévision Proxi TV. waaw non dama koy rafetlu. bu baax di leen ñaanal rek affaire bi jëm ci kanam parce que gis naa lu rafet la ñuy def dañuy xool mbër moo xamante ne ci suuf la ne ñu yëkkati ko yëgal ko ci kaw. waaw loolu nag dañ leen di ñaanal rek mu doon ay télé yi télé. waaw fu ñu yegg ñoo bëgg fu ñu bëgg a yegg yàlla nañu yàlla yóbbu leen fu ñu bëgg a yegg rek parce que loolu lu rafet la fekk mbër moo xamante du dara nga ñëw def ko dara yooyu loolu ngeen di def waaw. jërëjëf mbokk yi kii mooy commando Faye joxal commando combat. waa ndeysaan mbokk yi Sibel moo nekk nii le grand champion kenn dootu ko présenté ci lamb moo war a bëre ak ki nga xamante ni mooy Bébé Saloum numéro 2 Sibel maa ngi lay ziar. maa lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa sant sëñ Tuubaa bu wër. tey lu waral sa teewaay fii. waaw sama teewaay mooy maanaam ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si Yonent bi sant suñ ñaari waajur waaw di sant tamit promoteur bi nga xam ne moo tëgg combat bi muy Faye moo initiative bi nii maanaam man mosuma seetaan ay nawetaan ak yooyu mais tey dama kontaan ñëw war a teew sama maanaam taxaw kii bi daal bés bi. ñëw teew ci bis bi. waaw ñëw war a def sa première face à face. waaw war a def sama première face à face. dara kon dañ lay bàyyi nga dem ci biir rek après bu ko defee yeneen questions yi dina la fekk foofu. waaw incha allah sëñ Fall. mais yow daal pare nga. waaw sëñ Fall. waaw wuyu lii Sibel rek noonu. champion maa lay ziar. waaw ma delloo ziar. maa yaa ci jàmm Samba Ndereng. waaw maa ngi jàmm. le grand champion. waaw gis nga lu waral sa teewaay. tey dañoo am benn présentation bu ndaw maag sama adversaire Soxor Kele maa ngi koy nuyuwaale au passage. waaw moo tax ma ñëw fi tey quoi ça fait l'occasion ma seetaane waale tournoi Faye production bi. kon yéen a ngi waaj daal pour Faye bu daal di taxar naa si rek ngeen war a bëre ji. waaw loolu lañ yaakaar ne fu mu toll nii yaakaar nañ ko trop parce que affaire yi yàgg na quoi mais mën nañ leen ndoxal yàlla quoi waaw moo tax instant moom yaakaar nañ ko trop ñaan yàlla rek mu mottali ko ci jàmm quoi. ñu bàyyi la nga dem ci biir. champion. waaw nijaay maa ngi lay ziar na ngay. loolu la ziar bu baax. baa yaa ci jàmm. lu waral sa teewaay. waaw xam nga rek Faye moo xewle woote fi fertale jàmm ak salaam xam nga rek def loo rafet Guédiawaye moo tax ñu ñëw teew révélé suñu contrat rek incha allah yaakaar man ak Sibel. waaw di ñaan yàlla may ma ndam si kawam rek. gis nga Sibel mais. saa yi nagu rafet la doon séerans rek day dee léegi yàggatul. gis nga ko. waaw yàggatul dégg la ma la wax ñun dañoo yàkkamte. Bébé Saloum numéro 2. suñu yaram dafa tàng bar si. xam nga ni xare fan si yegg soppee ñu ngi lay xaar. loolu laa xam moo tax ma war a ñëw def lu may def dem sama yoon. dëgg la non kii waruma mën a téye incha allah. kon ñu bàyyi la nga dem ci biir mbokk yi kii mooy Bébé Saloum numéro 2 moo war a laale ak ki nga xamante ni mooy Sibel ki ma interrogé sànq mooy Samba Ndereng moo war a laale ak ki nga xamante ni moom mooy Soxor Kere waaye lépp dina leer fii moom la ñuy def seen première face à face kenn waralul lii nag ku dul Faye production tey moom moo ñu fi amale muy futur promoteur de l'Afrique moo waral tey Proxi TV tey déplacé wu ñëw fii ci Guédiawaye couvrir événement bi nga xamante ni moom moo fi am ndax ku ne sport ne football ku ne sport ni lamb ak yeneen discipline ndax bu jëlee tey football boole ko ak lamb rek yaakaar naa ni jaanam wàcc na ndax sànq sama course gis ngeen ko lim tëkkati ko ci affaire yi teg na bal bi daw football dóor waaye man bii laay maye ay ca
La délégation qui va venir nous voir le deuxième match qui va opposer Éco délégation sur les caractères traditionnels. Merci beaucoup à Michel Adjo, du président à la dimension merci beaucoup Isna Mansour Mbaye Isna Karim Faye Isna tamit sama rakk Abdou Ndiaye. Voilà. On a aujourd'hui une grande délégation. La délégation de Michel Adjo, oui, vient d'arriver tout de suite, effectivement. Donc, nous allons effectuer, Inch'Allah, la cérémonie d'ouverture qui sera dans un instant effectuée par le staff de Faye Production. Donc, Faye, Gatchana Mayo, Gatchana Moumi, waaye Gatchana Mawa ANS. Xale yi nga xamante ni ñooy nga xamante ni mu neex mu naqare muy tey muy ëllëg espoir bi seen loxo lay dugg comme Gatchana Mawa ANS. Am sport waaw ANS. Merci ANS. fii ci département de Guédiawaye amul kenn koo xamante ni xamuloo président Lat Diop ci jëfam ci ngoram ci mbaaxam ci yaatoom ci mën a jàppale ci mën a dimbali doomu aadama léegi maa ngi waxtaan ak Pape Fall maison de la femme bi nga xamante ni tey def na ko jël lu toll 250 millions pour war ko jël pour def ko ci pour jàppale jigéen ñi te xam naa ne incha allah 500 millions la jëm kooku moo ñu fi dajale tey gor su baax soosu nga xamante ni fii ci club Korité gi passé communicateur yaa ngi nii yàlla jiital ma ci seen kanam mu jël teraanga yu bari teg ko ci sama loxo kenn ku ci nekk la nga ca war a am nga am ko ci kooku mooy surtout Lat Diop bi kooku la ñuy taxaw fii tey di ko ñaanal yàlla jàppale ko yàlla dimbali ko jërëjëf may dogo salaamaaleykum may ma tuuti waaye yéen ñii mu yabal nag mën ngeen daw Pape Fall jërëjëf Bas Diakhaté jërëjëf Ibou jërëjëf Brelo jërëjëf loolu yéen dama ni ndaw loo gis dara jëy ko yónni lay yor yàqalu leen ko dara xanaa di ko yaatalal di ko jox ay information yu baax nag parce que kilifa boo ànd ak moom da nga koy jox yu baax yi rek te loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen xamee yàlla yàggal seen jàmm ci barke yonent bi Ibou jërëjëf. jërëjëf ci lu gàtt rek xam nga kàddu yi nga xam ni moo tukkee ci ñun en tant que des communicateurs di ko jagleel ki nga xam ni mooy le président Lat Diop du DG LONASE avec Lat Diop un style qui laisse son empreinte et exprimer la personnalité de celui qui l'endosse soo déggee mu wax loolu mooy Lat Diop dafa bëgg waa Guédiawaye Lat Diop dafa bëgg jeunesse bi Lat Diop dafa bëgg femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi nekkit koo xam ni dafay jàppale le président Macky Sall di frère ci Aliou Sall le premier magistrat de la ville de Guédiawaye ñoom ñaar duñu ñaar kenn lañ yàlla boole leen ñu bokk ndey ak baay yéenante jàmm yéene département bi jàmm tubarkalla macha allah di remercier ñi nga xam ni ñoom ñoo ko fi teewal ku lim da ngay juum. bala ngeen a dem benn cant rek bu jógee ci ñun jëm ci yéen ma doog a wax ci ki nga xamante ni moom mooy Faye Production kii ku ko jàpp ñun nga jàpp suñu doom la te ñun la yaakaar ñun communicateurs yi ñu ngi leen di ñaanal. Faye yàlla na la yàlla yokk Faye sa projet bi ak mbër yi nga xamante ni ñoom nga tëgg Sibel mi ngi ci kaw tribune bi Soxor Kale mi ngi ci kaw tribune bi Samba Ndele mi ngi ci kaw tribune bi yow jeunesse bi moo la ñor kon yàlla na la yàlla jàppale ba sa projet yi sa 16 ASC meilleur ASC yi ak sa mbër yi yàlla defal la ci lu kawe sa njort ci barke Seydina Mohamed. salaamaaleykum waa Guédiawaye salaamaaleykum waa Guédiawaye
mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam di rafetlu li nga xamante ni moom la sunu frère sunu camarade muy Faye Production def mu ànd seeg waa am sport mu nekk li nga xamante ni lu rafet la ci département Guédiawaye woo les 20 meilleures équipes de Guédiawaye nga dajal leen ci tournoi bu mel nii tegal leen lu mel nii kon gàcce ngalaama Faye Production bi ci topp mooy que ni ñu ngi nuyu képp ki nga xamante ni mi ngi toog ci tribune bi muy président ASC yi ak charge yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ndaxte wax dëgg fa yàlla nii président yi àndee ñu ngi koy ñaan supporters yépp ñu àndee ko noonu ak esprit fair play pour que bu ko defee tournoi bi mën a jeex ci jàmm beneen bi ci topp ñu ngi ñaan nag li nga xamante ni mooy suñu équipe bi nga xamante ni muy waa ECHO di ko ñaan waa zone ñu jàppale ñu teggil leen daan bi nga xamante ni tegoon nañ leen ko pour bu ko defee ECHO mën a dellu si waat ci compétition yi beneen bi ci topp Faye Production nag dafa jël journée bi jagleel ko son frère son ami son camarade di le président Lat Diop DG de la LONASE président Guédiawaye football club dëkk fii ci banlieue bi ne awma lu dul banlieue bi lépp lu ma am rek dinaa ko delloo banlieue bi kon kooku su ko Faye Production tuddee lu mel nii kon war na ko tuddee donc Faye président mu ni lépp loo nekk mi ngi ci li nga xamante ni dina jàppale ndawu Guédiawaye ak luy jàppale askanu Sénégal bi yépp foo ko woom wuy si la pour ñu mën a doxal li nga xam ni mooy projet yi nekk suñu kanam. di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di sant sama wërisu la Baye Mamour borom Koosi di sant Faye di rafetlu lii mu def nii di sant sama anniversaire moo war a bëre di sant sama boy Joola di sant waa Saloum yëpp ak lu Saloum yëpp démb laa jógee Saloum combat bi daa war a gaaw ñi def li ñuy def Sibel dem ñibbi man damaa yaakaar ne damaa war a mbay ji yàlla ji léegi te mu taw. nga ne da ngaa bëgg a def li ngay def Sibel dem mbay. dem mbay loo koy def waxaat nag day tax a bëri wax te man mënu ma wax jëf laa man du jour ba daal na xam ne am na combat Bébé Saloum lay bëreel maa ngi woon nag sama mbokk Saloum yëpp ñu ñëw jàppale ma si barke si nawet ma dóor Sibel mu daanu ma dem nii man dama yàkkamti. leen rek laa lay wax bala may dem ci Sibel ñi nga daan bëri ñëpp kenn melu ci ni Sibel moo fi gën a yambar waaye déet waay moom moo gën a yambar ñu may bëreel yëpp moo fi gën a yomb billaahi wallaahi wa taalaahi du yambar maa koy waat moom déggoo lu ma la wax kele bu ma njëkk a jàngee bëre laa koy daanee man weer waaw dégg ngeen ko kooku mooy Saloum 2 nee na dafa bëgg a bay te lii la fi doon xaar daa yàkkamti te da koo bëgg a jàngal bëre kele bi mu njëkk a daanee mbër la ko bëgg a daanee ay ca Sibel loolu dama wax dëgg yàlla nag tungu ni du teewu ñuy nataal. salaamaaleykum maa ngi siyaar ñëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla julli senante bi sant suñu ñaari waajur saaga moom yaakamte xeex la mu ne ma wax nii loo ma ne jëf maa ko gën a doon baykat fuuf ah bon man damaa ruuj ba pare yëkkatil micro bi damaa ruuj ba pare kon da ngay bay jaxaw siin laa dëkk yaa may dégg kon da ngaa nekk Medina rek mais dëkko séeréer pire laa sam papa Fatick la dëkk sama yaay dëkk jaxaaw waa d'accord waaye li nag mu soxla combat bi maa ko gën a soxla fuuf mais moom benn yoon la ma sa daanu déggoo ma de man 10 combats laa bëre waaw 3 défaites 7 victoires man maa xam sa palmarès maa xam palmarès yaa ngi dégg lamb ji nag incha allah damay ñaan yàlla ñu yegg seeg jàmm incha allah yàlla may ma ndam ci kawam. da ngay xeex wala da ngay bëre soo ñëwee. man dañ ma jàngal xeex jàngal ma bëre. ñemewul nee na ñemewoo xeex ak moom. loolu yow la koy wax moom du ma ko wax. ah mi ngi nii kat ñemewoo xeex ak man. barki sëñ Bamba yow ñemewoo jàkkaarloo ak man di xeex ak man moo wàccee la barki sëñ wallaay boo dëggalee sa bopp dama lay rey. yow fii nga nekk di wax. boo bëggee ñu may le 21 déedéet tey moom du pour loolu. déggoo ma de barki Seydina dama pare dinaa la duma ba ñëpp xam ne duma naa la. waaw dinaa la duma ba ñëpp xam ne duma naa la. booy duma sax doom dinaa la duma ba ñëpp. déggoo li ma la wax de. bu ma la jàppee baax di wax rek. yow amoo fit sax. ay ca gaay may leen loxo ndax Faye Production tàccu leen sama ñaari doom yi waaye ndax ngir Faye Production ay ca léegi nag ma ñëw ci Samba Ndeleng waaw léegi non décor bi day xaw a ñaaw tuuti Samba Ndeleng yow yaay dajeeg soxor kele fa muy jógee nag daa sori ñun ñoo ko baal
ñun ñoo ko ni toogal Thiès daa sori waaye yow xam nga ni combat ba Thiès la yàgg da ngay takkee fii dem Thiès te boo ko fekkee am na yow xam nga sàmmandeleng yow xam nga kuy soxor kele soxor na soxor goo xamante nii na la leer ni sa dóor mu daanu yooyu Ndakaaru la yem ay affaire la rek waaye boo demee Thiès mu xam nga ni yooyu ñoom yooyu yëngalu leen yow xam nga ko sax. waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim dinaa bu sant yàlla jub si yonent bi sant sama ñaari waajur bu baax a baax waaw du nuyu waa Géejawaay bi yëpp parce que Géejawaay fii laa soofee boobu wax waaw du nuyu waale sama adversaire bi waaw di ko wax ne di ko ñaanal jàmm quoi xam naa tey dafa jàpp rek moo tax ñëwul tey mais nekkul lu grave quoi maa ngi koy ñaanal jàmm jour combat mu ñëw ak jàmm ma duma ko duma yu métti daan ko daan bu yomb loolu laa koy ñaanal quoi incha allah rabbi waa léegi daal mbir maa ngi nii xool yi sedd na Faye Production dugal nga bii bu rëy waaw way bu doon tey jii match football dama naan dugal nga but d'anthologie ngandam but yal na la yàlla jàppale léegi nag ki nga xamante ni mooy Badara Mamaya tudde boppam maire bu mag boobu dëkk Tëngéej ñëw na ko ci tirage au sort bi moom moo ko doon def moo ko tiré moom ak Saloum 2 ni yàlla dogal na nag ca suba ga moom combat bi da koo fonk la daal di jël avion ñaan visa ma nga Espagne ki nga xamante ni moom mooy Karadoore nag ñun ñoo ko ni yow dafa ndànk comme sa adversaire newu fi jarul ngay ñëw lii rek la kii nag dañ ko ni par force da nga ñëw parce que xam nañ li tax ndax kee dafa mu jóge daa sori te bu ñëwul kee ñëwul combat bi du saf dara kon dañuy jox Mbaye Tine kàddu gi mu tënk ko ci minute jox nga xamante ni mooy Faye Production. waaw ci kàttanu yàlla mbër moom lamb bari na coow mais amul problème gis ngeen ñoom ñaar coow li bari na diggante nañu lu ne waaye ba arbitre bi sifflé incha allah Sibel dana dank jox Saloum 2 dank jox ki nga xam mooy Sibel waaye ca bés ba rek lay doon mais fii coow li incha allah jàmm ci njëkk jàmm ci mujj Modou Bey ay ca kon nag mbir maa ngi noonu ñu ñaan yàlla invité nañ nag 16 ASC yi bokk ci tournoi bi ci jour ba képp koo xamante ni président écurie nga toog nii ñu ngi lay ñaan nga ñëw ca bés ba nga li nga xamante ni moom mooy décor bi yéen bokk nañ ci ñi nga xam ne yéen ay invité d'honneur yi ci kàttanu yàlla ndax làmb la ak football lépp ay doomu Sénégal lañ jërë ngeen waa Pape Fall Ibou Dieng Bass Diakhaté délégation bi nga xamante ni ñoo ànd ak Lat Diop ñëw mention spéciale wax naa ko léegi waxaat ko te dinañ ko waxaat incha allah ay yoon Pape Fall mention spéciale Ibou Dieng Bass Diakhaté ak ñi ci ànd ak délégation bi yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm yàlla na yàlla defal leen jàmm. Lat Diop mu gudd fan. Lat Diop kay mooy borom bés bi mooy borom Géejawaay jërëjëf jazakumullah waa lii rafet na lii rafet na de lii rafet na ndeysaan gis nga de bu ñu taxawee ñoom ñaar kenn ku ne bëgg a gaañ sa morom te dara newul seen xol nag ku ci ne victoire rek ngay wut. ayca dana métti de dana tàng dana yàgg combat bii dana saf sàpp ak suukar bii combat dana saf sàpp ak suukar ayca jaajëf. na fii tey sunu père Pape Mbaye moo doon wax moom fu mu nekk rek yaakaar naa ni ñun war ñoo mën a wax ñaari samp yooyu ñoom ñoo taxaw nii père Mbaye Tine moo taxaw ci digg bi Faye Production kenn dootu ko présenté ci wàllu lamb futur promoteur de d'Afrique gars yi am nañ problème Faye Production dina ñëw xale yi nga xamante ni ñu ngi ci lamb jàmm problème mu combat Faye pare na pour tëggal ñoom ñëpp combat di créer ay événement yoo xamante ni lii moom moo ci gën a ndaw doomu banlieue la doomu Géejawaay la doomu Yëmbal la doomu Buun la ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ndax xeebul kenn télévision Proxi TV mi ngi fi pour askan bi Faye Production télé bi la jege di la wan sa bopp tey moo ngi nii taxaw Sibel mi ngi taxaw Bébé Saloum mi ngi taxaw Père Mbaye Tine coordonnateur Faye Production mi ngi taxaw ki nga xamante ni mooy Sambante rek adversaire am ñëwul yaakaar na ne daa daw waaye dawul ndax wiri jaari ndaar yi sama papa mi ngi noonu taxaw Père Modou Gueye waaye maa ngi taxaw ak sama frère Babacar am nga kàddu yoo war a mën a sànni si bis bi. waaw laaj Ndiaga xam nga lii nga xamante ni mooy Faye Production daf yombul woon na ni promoteur yëpp sport muy lamb jeeg football bi ñoo ko bokk waaye bool na ñaari ndaanaan yi nga xamante ni nii ki nga xam ne mooy Sibel kenn doon ko présenté askan wi waaye ki nga xam ne mooy Bébé Sall numéro 2 dégg nga kàddu yi nga xam ne moom la fi yëkkati kon duñ def lu xaal bis ba di woo ñëpp nga xam ne kii nga xam ne mooy Faye Production ndaanaanu la képp xale fi nga xam ne xale mu ngi fa muy mbër mu mag mi mbër mu ndaw mi dina dem jëli la indil la ñu ànd seeg ñan Proxi TV télé bi nga xam ne moo jege askan wi dina woo seen bopp di wax mbokku internet yëpp ñu ngi xaar Proxi TV ñu ànd seeg ki nga xam ne mooy Faye Production si ki nga xam ne combat bi nga xam ne fa la jëm waaye boo la combat am solo combat bi dox diggante ki nga xamante ne nii moo di Mamaya ak ki nga xam ne mooy Kara Doole waaye ki nga xam ne mooy Sambane la ngi ne ñu seen ci wet kon daal mention spéciale ki Faye Production kon mën nañ xaar joxante rendez-vous le 24 août
juillet le 24 juillet combat Thiès bi la boobu mu ngi dox Samba Nderek ak Soxor Kele bu Thiès xam nga loolu du yomb Samba Nderek nga jëm Thiès waaw Thiès Soxor Kele dina ko boo ñëwee Thiès nga xam ni mënoo dóor waaye loolu du mën a ñàkk Babacar léegi yow champion li ngay tëjee sa kaddu rek nga woowaale say supporters aussi ci fair play ci jàmm ak salaam ndax ku ne làmb na fair play ndax Faye ku ko xam-xam ko ci dal ak yaru ak tey nga lancé waale appel say supporters ñu xam ne lii kaf la ak fo ak ree. waaw ginnaaw bañ sant yàlla julli seenante bi sant suñu ñaari waajur maa ngi woo waa Bentali ñaar tali Grand Dakar NGB ñëpp maa ngi leen di woo may xooyaa fogole séeréer simna nuun gidma nuun laya nuun e kam jeg combat mi fo Bébé Saloum nu ndam teen na paax a paax roog a ci ay na saawale waaw may xedana fop xooya waa Jaxaaw xooya waa Fatick Fimela Mar Lodj Mar Sulu Mar Fafo kop xot tout commune séeréer nu ref na xu na laya ka me rek nu ndam na njob ne may xooya fop di woo waa transversal ñëpp di woo Lamine Ndiaye Mafous di woo ñoom madame Mbaye sama patron maa ngi sant ñëpp Mame Cheikh Baara Bey di woo ñëpp képp ñi lay jàppale ne leen lépp lu fay indi ci biir rek nañ pare pour jënd ko ndax promoteur yaakaar naa ni mbër supporter ñëw di dagg billet moom moo koy jàppale. supporter moom dina ko am ba doyal waaw supporter dina ko am ba doyal waaw billet yi moom billet yi am nañu ko jënd billet yi ñu ngi koy corona bi jeexul de yow da ngaa corona te dama la war a faj. ndeysaan loolu du mën a ñàkk Bébé Saloum ana lan ngay tàggatoo woowaale say fans tamit ci fair play te tamit ngeen yokk seen mobilisation ndax promoteur bi li mu def nekkul lu yam yéen xam ngeen ni doo leen mbëru 100 000 francs liñ décoré ci xaalis ci combat bu toll nii war ngeen a mën a satisfaire tamit promoteur bi. waaw comme lu may wax rek ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yoon bi sant sama ñaari waajur di sant waa parcelle 1 ba 26 di leen woo si combat bi di woo waa Saloum yëpp du ma leen fàtte di woo sama nijaay Alaay Jaw Diop ak ñi may jàppale ñëpp ñoom Bàcci Gueye ñoom suñu musala maire bi maa ngi woo ñëpp marché asalem bu may liggéeyee maa ngi woo ñëpp Sandaga Fata Ahmed maa ngi woo gars yëpp waaw di wax waa Saloum nag ñi jàppal ma sa waay xam nga ma dóor ko ba mu tëdd tàlli ñeret Pape la tudd Pape Diouf yeewal na ko Pape la tudd waaw Pape ñi jàppal ma ko ma noq ko noq yi métti waaw Pape la tudd nag ngeen bañ a fàtte affaire yi dégg nga Pape waaw yaa ngi jox gars yi daal rendez-vous Pape Diouf waaw yow Saloum bi nga dëkk man maa la fa gën a dëkk foofu. ngay summi sa daal yi boo demee entraînement ñëw. déggoo li ma sama rakk moo dëkk foofu. ok waaw mbokk yi premier face à face rek ñu am ne li ñuy tëjee nag mooy Faye production futur promoteur de l' Afrique Faye ndeysaan ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér li nga def yombul ndax nga décoré sa mbëri tournée ñu nekk ay espoir nekk ay mbëru gox dañ lay ñaan yàlla nga yeggale ab yoon tey Faye lan mooy sa ambition li des ci làmb ji. waaw li des ci làmb ji xanaa comme dañ ciy sant yàlla gannaaw bu CNG prolongé saison bi rek nga xam ne ren moom du tëj moom am na ci kontaan ak mbégte bu baax di ñaan yàlla ñu dugg ci saison bu neex saison boo xam ne vraiment saison bu riche boo xam ne kenn du ko fàtte donc loolu daal laa xam ne loolu laa ci mën a wax du ma ci sori parce que li ma war a wax yow wax naa ko di sant sama staff ñu ci mel ne Père Modou Diouf di sant tamit Pape Mbaye Mbaye di sant ñëpp di sant aussi champion yi di soxal gën a fi mu dugg dañoo sàmm na fi mu dugg aussi vraiment di sant champion yëpp vraiment kontaan nañu. kon mbokk yi mi ngi noonu jërë ngeen jëf lii moo fi amoon waa Père yow mënul ñàkk Père non faa nga wax ñaari kàddu ndax jàppal koo gis daam ku ci jàpp yaa jàppale Faye production ba mu yegg si fii xale bu am jom la waaw Ndiaga maa ngi ñaan Proxmi si TV yàlla yokk ko ngeen barkeel bu baax Faye bu am jom rek comme ni nga amee jom bëgg jàppale xa jeunesse bi ñun mag lañu dañoo bëgg làmb avancé ñun dañoo bëgg jàmm ñun mënuñu suuxlu mënuñu def lu ñaaw dañoo bëgg làmb avancé dañoo bëgg yéen ngeen avancé dañoo bëgg làmb Sénégal jeunesse bi ñu jariñu ñu xam ne làmb foo ak réel la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax gis nañ ñaari mbër yi wane fair play dèjà ñi ngi waxtaan sax ñoom ñaar sama ñaari doom lañu ñoom xam nañ moom bu baax voilà ñoom ñooy mayante voilà fair play rek voilà que le meilleur gagne waaw Faye production ak Maytine ak Pape Mbaye ci kaw ci kanam rek yàlla def jàmm Soxor Clé Samba Ndeleng mi ngi nii taxaw Soxor Clé yàlla nga defal jàmm ba bis ba ku nekk li ngay am nga indi ko ndax foo rek la sport rek la que le meilleur gagne ñu ngi suñu doom lañu te dañoo bëgg lamb avancé dañoo bëgg site bi avancé dañoo bëgg ngeen avancé yàlla def jàmm Sénégal yàlla lamb ñu am seen jàmm waa jërëjëf Modou kontaan nañ ci yow Samba Ndeleng sa dernier mot lan la waaw santaat yàlla rek du léegi fu mu toll nii woo waa Pout yi nga xamante ne man foofu mooy sama village natal quoi woo waa Guédiawaye yi woo ñoom Pape Moussa gars yi nga xamante ñoo ma jàppale ñoom Idi Ciss ñëpp maa leen di woo ci combat bi ñu ñëw jàpp ci biir
ma jàpp soxor kele daan ko jël bu yomb incha allah rabbi. soxor kele ñëwut loo ko yóbboo. waaw li ma ko yóbbante mooy yàlla defal ko jàmm rek waaw fu mu nekk yàlla defal ko jàmm ba jour ba incha allah mu ñëw ma daan ko incha allah rabbi loolu laa ñaan quoi. kon mbokk yi jërë ngeen jëf lii mooy combat yi nga xamante ni moom la fi Faye doon présenté waaye du nuyu Kotsu maa ngi lay nuyu di la ziar